salaamaaleykum wa rahmatullah comme nag xam naa tey bu ngeen gisee lii di ngeen war a jaaxle waaye déedéet bu leen jaaxle lu mus sa am su amee rek na mu demee moo tax ñu di leen nuyu nag fan lañ leen di nuyoo fii ci Linguère Job TV di leen wax ne yéen jeeg ji li ngeen doon xaar yàlla def na ko ubbi woon nañ chaîne YouTube bi bu yàgg doon def test bi waaye gis ngeen ne léegi nag jóg nañ bëgg a taxaw nag bëgg leen ci liggéeyal lu am solo moo tax tey ñu dooree nii ubbee nii tàmbalee nii kon ñaan leen ndax seen yëf la xam ngeen ni yéen a ko moomal seen bopp mais fan la ñu nekk tey ñu ngi ci port autonome de Dakar di port bu mag bi nga xamante ne nii nag lu bari daf fiy faral di xew mais kan moo fi woote man dama naan borom xolu jamaa bi Amadou Gueye Diop 50 nit ku baax ki nit ku tabe ki nit ku gore ki lan la fi woote xam ngeen ne ci port bi la Cheikhul Khadim déparé woon dem ci géej gi waaye itam bi mu dellu see fi la wàccaat moom muy taalibe Serigne Saliou ñu laaj ko loo bëgg mu ne ubbi fi restaurant bu mag di jox ñi fiy nekk te mënuñu am fu ñu lekkee possibilité wu bu ñu xiifee lekk bu ñu maree naan mu ñëw nag ubbi ko fi tey ji nag di inauguration bi muy kenn ci ñun féete ñu fu ñu nit ñu bari féetewul nag wax dëgg yàlla am ku la jaral piqûre war nga koo mën a naanal ay comprimé moo waral tey suñu teewaay ñu ñëw teew tey ci bés bi fas leen yéenee wan baax yi fi am yëpp kon jàpp leen ko ne Linguère Job TV taxaw na lan ci lan la taxaw bàyyiwuñu dara dinañ leen continuer émission yi ñu leen daan defal bëggatuñ mu nekk ay live simple lañ bëgg mu nekk ay émission yu mat macha allah événementiel yi léegi di ngeen ñu ciy gis dinañ ci présent ku ko am ku nekk mën nga ñu woo dinañ def publicité dinañ def yeneen ak yeneen mais nag liñ ci gën a intéressé mooy sponsor yi yëngu leen ndax xam ngeen ne ñun nekkatuñu xaleb kenn te lu ñuy def lu nekk dañ koy gëm kon yëngu leen gaaw contacté ñu ñëw ànd ak yéen liggéey ndax liggéey rek la ñu bëgg lan mooy suñu objectif fexe benn sëy dootul amati problème yee jeeg gi waxtaan ak ñoom kon xamee leen ko noonu que ne tey nag Linguère TV ubbi na macha allah officiellement ndax liñ fa defoon yëpp test rek la woon léegi nag ñi ngi fii ci port autonome de Dakar dinañ continuer gi yéen wan leen ñi fi nekk ndax teraanga yi bari na xéewal yi bari na bernde yi bari na waaye ay nitu valeur teew nañ fi itam kon nag ba ci kanam ngeen gis lépp macha allah. kon dañuy dellu si waat ndax xam ngeen ne nag wax dëgg yàlla booy dugg ci kër da ngay jaar ca buntu ba mooy kan mooy yaay ji nga xamante ne nii balaa kenn di woon ne waaw moom moo ne woon waaw muy nag sunu yaay di ndey ñëpp tëddee njaaxaanaay boot ñu uuf ñu ñun ñëpp muy yaay Khady Ba di yaayu 50 dañuy wax teraanga doomu Ndar man ci moom laa ko xamee ndax bi ñu déplacé woo dem ba Ndar dajale ay doomu jàmbur ñu nekk ci yow pendant 4 jours xiifuñu maruñu raflewuñu sonnuñu jooyuñu mi ngi ñuy nemmeeku mi ngi ànd ak ñun fépp kon yaay Khady Ba tey su ñëwee ci lu am solo lii man nag du ma waxati Amadou Gueye Diop 50 dama naan borom xolu jamaa bi dama naan sama góoru bopp ndax man mami ku nekk li may wax rek latewu ma donc ku may dem ci yow rek sa jikkoo moo ma boole ak yow te Amadou Gueye Diop jikkoom moo ma boole ak moom mais kon nag lépp ci yaayam ji la jóge moo tax ma bëggoon a tàllal micro yaayam laaj ko ba xam lu mu xam ci ouverture bu rëy bi Amadou Gueye Diop def tey. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ñëpp ndax ñii sama ay kilifa lañu kii sama mag la kii jëkkëram la kii sama goro la kii sama cousine la maa ngi leen di gërëm yow moom dama la ber à part waaw yëf yi moom bettu ma ndax Amadou nee naa ko rek lu ma lay ñaanal cat mais pour lu baax danga koy am ndax ku am ñaanu waajur lu nekk daa ko am Amadou xiifuma maruma mooy sama waxu démb yal na ko yàlla jàppale wax bu bare sax cat la yal na ko yàlla lafal cat lii mu ubbi tey yal na nekk muuram ak wërsëgam mu am si lu law a law ba ñëpp xaj si ndax li mu am mi ngi koy jox nit ñi di si jàppale nit ñi kon nag yal na ko yàlla jàppale cat rek laa koy ñaanal cat rek yal na ko yàlla lafal cat lafal ko mbooloom di njabootam ak yëpp jabaram bii tey moom duñ ko moom yëfi sax man waruma wax ndax lu jig njaag mooy njaag yal na ko yàlla jàppale li muy def ak Guèye dëgg la si moom mu bàyyi France ñëw fii si Guèye kon nag yal na ko yàlla jàppale yàlla suturaal ko yàlla may ko xolu muñ yàlla bu ñu gis dara lu ko jaaxal waaw
jërëjëf. yaay Khady ñu xam ne kenn ku ci nekk doom dafa jege yaayam li ñuy wax nag ñu naan doom ndeyam da caa jege bu koy nàmpal da koy xool waaye xam nañ ne doom ja ndey ja ndax ku màgg dëbb sa dëbbinu ndey bi ñu laajtee itam dañu gis na yow lii rek nga xam togg joxe ak teral doomu aadama yi tey mu defati lu rëy rëy na mu ko daan defee fële ca Mermoz tey ji nga xam ne jaami yàlla yi jaar fi yëpp tey lekk nañu naan nañu loolu yow ban mbégte nga ci am ci sa biir xol. yàlla rek ndax dafa judd fekk may def lii nee naa ko si affaire restauration moom moo ma si doon ndax bu ma juddoo ba léegi si lii laa xam joxe lekk togg jox jàmbur mu judd fekk lii dama ne ko man léegi retraite naa ndax jël nga sama wàll waaw moom moo ma jël si lii affaire restauration moom ak Marietou Sow ak Oumou Sène dama koy ñaanal nag yàlla na ko yàlla jàppale yàlla lafal ko cat rek laa koy ñaanal Amadou Gueye cat rek laa koy ñaanal yàlla na ko yàlla lafal cat yàlla na ko yàlla suturaal yàlla bu mu gis dara lu ko jaaxal dama ko bàyyi ak yàlla waaw ndax ñëpp a koy ñaanal mais nag ñaanu waajur moo jiitu waaw te dama ko ñaanal nee naa ko yow lu ma lay ñaan jubal di julli di def lu baax ndax yàlla dañ la jàppale ndax looy def du tricher Amadou Gueye du xool su banquee sax du génn bu banquee naq di dere bu amee xaalis nga gis ko mu kaf di ree te bala muy neex mu jeex yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla suturaal lii mu am yal na nekk lu bare yàlla bu mu gis benn tànn yàlla bu mu si gis dara lu ko jaaxal Diop Fary yal na ko yàlla jàppale. ñu nit ñu di la sant di la gërëm wax dëgg yàlla dañu ñëw fekk la nga toog ak say mbokk ak say xarit fekk la itam nga toog ak sa goro wax fa dëgg yàlla li tax nañu gën ko ñemee madame Diop moom itam jógee ba France ñëw kon lii yëpp moom itam dañ ko ciy delloo njukkal bu baax a baax ndax lépp moom la ndax jëkkër lu mu ñemee rek jabar jaa ca taxaw ndax am na nu mu doon demee kuy toog di liggéey ba yenn heure yi bu sa jabar taxawoon tey ne loolu day dakk bu dakkul it day daal di indi problème kon moom dañu koy wax jaajëf moom itam waaye di nuyu nag ñi nga toogandool wax dëgg yàlla ñoom itam kenn du ñoom ndax man Guèye moo ma jaral ndax mënoon naa bañ ñëw wante doom bu sonn si ndey foog nga wane sonn na si moom moo ma jaral ma taal sama oto ñëw lu mu woote ma ñëw ndax seetaanu ma si dara lu mu woote bu reyee gannaaw sax ni ma yaay ñëwoon ma ñëw Diop Fary yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla suturaal nga dem ba njabootam yi awu ko jërëjëf kontaan nañu lool ndax ku nekk xam na ne ku xewle bis bu toll nii sa yaay ñëw taxaw wax lu toll nii ba ñu ko fekkee Ndar mu wax ba rankoo ñam tuuru ci dënnam ñun ñëpp ñu àndandoog moom jooy kon mënuñu waxaat lu dul alhamdulilahi rabbil alamina te xam ne waajur daal lu gëléem la amul remplaçant. ba tey dañuy continuer rek ci li ñu nekkoon comme ni ngeen ko gisee ñu ñëwaat fekkaat fi suñu beneen nijaay suñu kilifa muy tonton Maysa Niang kon moom itam dañu koy jox ndax kilifa la ci Amadou Gueye Diop 50 dañu koy jox moom tamit mu wax lan la xalaat ci bés bi ak lii mu gis nii fan la toll ci moom. xanaa li ñu gis moom mooy kontaan rek vraiment fii ci digg Ndakaaru ci embarcadère Gorée nga am fi responsabilité gérer structure bu toll nii. loolu vraiment mbégte gu rëy la ci ñun ñi nga xam ne ñooy mbokki Amadou Gueye 50 di ko féliciter di ko ñaanal suñu borom yokk xéwalam yokk suturaam di ko féliciter ndax ni mu taxawoo yaayam ak njabootam gépp di ko féliciter également pour le travail professionnel qui lui a valu la confiance du port pour obtenir cet instrument de travail qui est quand même extraordinaire quand on parle de l'embarcadère on parle à la fois de Dakar et de Gorée. Et donc avoir un endroit aussi stratégique en plein centre-ville, c'est parce qu'il a montré là où il était déjà installé un savoir-faire qui a plu aux responsables du port. Donc duñu mën a def lu dul ñaanal ko suñu borom defal ko ci lu kawe njortam li nga xam ne moom lay def ci lu baax mu continuer di ko def suñu borom defal ko beaucoup de succès ba mu am yeneen place yu mel nii vraiment ñu ngi koy féliciter bu baax a baax di ko ñaanal.
waaw comme ni ngeen ko gisee nag dañu wax ba pare am lu ñu fàttee laaj suñu yaay Khady Ba ndaxte waajuru ñëpp la yaa booy ñu taxawal li nga xamante ne mooy Linguère TV di sa nag sama yëfi bopp di loo xamante ne dama ci bëgg a wane nag sama savoir faire man tamit te ginnaaw yàlla 50 bokk ci ñi ma ci boosté di ma ci wax chaque jour mami liggéey du doy liggéey du doy ba tey Linguère TV taxaw ñu fas yéene dolli jigéen ñi ay xel dolli leen ci xalaat ànd ak ñoom nu ñuy taxawalee sëy ba benn sëy du am problème yaa Khady nan nga séentoo Linguère TV ak nu mu war a doxee. kontaan si rek man dama la mës a bëgg yàlla def ni ndeke yàlla li leen ñuy boole waaw ndax ku bëggee ni rek yàlla day ñëw ba indil la ko waaw keroog ba nga ñëwee sama buntu kër dama kontaan nga ñëw seet si ñaar rakk 50 nga nekk nag nit ku baax di wax lu baax dama lay seetaan bis bu nekk loo wax doo sa jaaraat mu nekk dëgg si yow nga bëgg 50 dégg nga ngay wax lu wóor li nga wax rek dëgg la si ñu bare yaa leen yee yal na la yàlla jàppale télé bi yàlla nga si dem ba kawe si te yàlla dana ko def Amadou Gueye xéewal yi mu am yal na ko bokk ak yow ndax fu mu teew nga taxaw si yal na la yàlla jàppale ci li woo seen diggante heure bu nekk yaa ngi fi bu dara xewlee sax yaa ngi fi kon bu dara xewee boo taxawee kenn du wax ndax kii kañ la fi daaw a ñëw yal na la yàlla jàppale yàlla suturaal la li ngay wax si jigéen ñi ñëpp a kontaan ndax jigéen ku leen di yedd di leen yee rek la ñu bëgg te yow yaa ngi si biir yal na la yàlla jàppale yàlla suturaal di la ay xéewal yu bare. kontaan nañu lool ñu fekkaat fi nag suñu beneen yaay boo xamante ne wax dëgg yàlla moom it muy yaay ci 50 di tantam ndax sa magu yaay mooy sa yaay ndaxte seen ànd bi ku ko gis xool nii ngeen toogee xam ne rafet na lool ñu bëggoon ko laaj ba xam moom it lan mooy gis-gisam ci bis bi. ñun daal on est très fiers de 50 aujourd'hui 50 suñu taaw la suñu doom la et ce qu'il a eu aujourd'hui là c'est vraiment un mérite parce que tout le monde sait que c'est un professionnel un travailleur koo xam ne que vraiment ku am jom la. Et puis, bon, je pense aussi que en premier, la personne que je félicite aussi, c'est sa mère. Hein? Parce que s'il est devenu aujourd'hui ce qu'il est, c'est vraiment sa mère qui, elle, a tous les mérites et qu'on doit féliciter également grandement. Donc, félicitations à Khady Ba, félicitations à 50 et félicitations aussi à son épouse qui a été là dès le début, quand il a commencé vraiment tout petit. Et qui a été là, qui l'a accompagné. Et comme on dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Et félicitations aussi à toi, Gagne Siri. Félicitations à la maman et félicitations à tout le monde. Et vraiment, bravo. Si Linguère TV, vraiment, nous, je pense que c'est un bébé qui va grandir très vite. Vraiment, moi je vois l'équipe déjà de Linguère TV, c'est des professionnels. Et puis pour les gens qu'on ne connaît pas assez et qui viennent de démarrer, je pense qu'on a beaucoup d'espoir. Et en tout cas, tous nos encouragements. Et bravo. gannaaw bi ñu santee yàlla julli si yonentam bu tedd bi julli si suñuy sëriñ julli si waajur yi ñu ngi lay sant di la gërëm ndax ak xewle bés nag ñu wuy si la dafa neex jërëjëf mami bu ñu loolu passé dañuy delluwaat si Khady Ba ndax waxaat bu bare wax ndax yaa koy faral di wax ndax buñ lay déglu ndax jigéen ñu bare danga leen jàngal wan leen yoon muy yaay nag bu am jom bu laxasaayu téye njabootam uuf njabootam ndax ku gis lii xam ni tëri la ndeyam a ko liggéeyoon 50 tëri ndax tuurul yalwaan wax ndax mënoon na ñëw nag yaayam liggéeyal ko mu këpp si suuf waaye ne sant yàlla la ñu ngi sant yàlla dolleeti sant yàlla di ko ñaanal nag bésam bii mu dem ba tapis vert nekk un rayonnement international mu mel na KFC si àddina bi tapis vert si ñu tapis vert di wekk fekk ndax ndeyam liggéey na ko nag liggéey na ko si kër ndeyam si kër baayam liggéey na ko si njaboot liggéey na ko si waajur yi ko denc ndax moom mi ba ñuy ànd xale yu tuuti lañu ba léegi ñu bokk lépp nag baay yi di ànd ndey yi di ànd ñu wëlbatiku di ànd lu yendu si moom fanaan si man lu fanaan si man yendu si moom di sant si yàlla lool nag ndax bu doxalee woon neneen nag dinañu jaaxle 50 bu jàllu woon nii dinañu jaaxle lool ndax macha allah laf cat yàlla na ko yàlla dimbali roof si loxoon si yen bi ba woyafal kaga ndax li suñu jëkkër ji wax rek may sa wax c'est un sacerdoce buñ ko jox sacerdoce nag lépp a ngi ci biir
dañuy ñaan yàlla fulla ak fayda ga mu amoon démb ak barki démb ba mën a yegg si fii yàlla na ko yàlla dimbali roof si loxoon si barke Sëñ Saliou ba lépp mën a yegg ñu ngi lay gërëm nag di la sant loolu ngay yëkkati nag muy TV Linguère TV yàlla na si yàlla roof loxoom ndax reeñu jigéen ñi la te bés bu nekk yaa ngay dewal jigéen ñi yaa ngay defal jigéen ñi yaa ngay waxal jigéen ñi kon nag yow boo bëggee indi Linguère TV dañuy sant ndax jigéen nag moo yore àdduna ndax yàlla nag moo ko def le grenier de l'humanité kon bu ñu wëlbatikoo tey jii nga indi Linguère TV dañuy sant yàlla jërëjëf di sant nag suñu jabar suñu goro Madame Diop on ne te remerciera jamais assez parce qu'on dit que derrière tout homme il y a une grande dame. Merci du soutien, merci de ce que tu as pu faire avec 50 dans la dignité, dans l'abnégation et dans tout. Merci du fond du cœur. Salam alaikum à tous. Je remercie toute l'équipe de Tapis Vert, à tous ceux qui ont participé, et puis de près et de loin, pour la réussite de l'ouverture du restaurant de mon mari. Vraiment, je suis très contente et je suis très fière de lui. Je l'encourage vraiment beaucoup parce que ça n'a pas été facile pour tous. Et alhamdoulilah, il a pu avoir comment dirais-je, cette occasion d'ouvrir ce restaurant-là. Et vraiment, je remercie le bon Dieu pour tout. Alhamdoulilah, vraiment, 50, c'est quelqu'un de très ambitieux qui a galéré et puis vraiment il a tout fait pour avoir ce qu'il a aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et je remercie aussi ses parents qui l'ont beaucoup soutenu aussi et voilà quoi. Alors moi déjà je suis venue m'installer au Sénégal parce que bon c'était pas facile le fait d'être loin de lui et bon depuis que je suis là j'ai vraiment vu en fait qu'il a beaucoup donné et je l'encourage beaucoup parce que ouvrir un restaurant et avoir une responsabilité de famille c'est pas évident. Et vraiment, merci beaucoup pour tout ça, quoi. Moi, je le soutiens vraiment à 100% et puis vraiment que le bon Dieu le facilite pour toutes ces démarches qu'il a fait, quoi. Non, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir un époux en fait qui est tout le temps dans le business et tout ça. Mais alhamdoulilah, j'ai le bon Dieu à mes côtés. Et puis même si c'est pas facile, je patiente et puis je l'encourage beaucoup. C'est vrai qu'on a tous envie d'avoir notre époux près de nous et puis qui s'occupe aussi des enfants et tout. Mais par la grâce de Dieu, je le comprends. Je comprends, ouais, et puis je gère. Et puis j'ai toujours géré aussi ma vie de famille, même malgré qu'il ne soit pas très présent avec nous. Mais alhamdoulilah, il essaye de faire au mieux pour être plus présent avec nous. Mais je comprends tout à fait et puis j'accepte. Ouais, voilà. Eh bien, ce que je pourrais donner aux femmes, ben, par rapport à tout ça, eh bien, écoutez, comment dirais-je, comment dire la nga gëm di ko mbébét samp ko sam réew su bëggoo xëyee da ngay ñaan yàlla yokk ko waaye Amadou Gueye 50 mi nga xam ne taalibe Serigne Saliou la nga xam ne liggéey rek la gëm ndax barab bii ñu teew tey am na yeneen barab yu ko jiitu yoo xam ne lu mel ni rek la fa def mooy restaurant yi nga xam ne tabarkalla lépp lu nit ku baax di bëgg a xéwloo te mu sell te mu jaar yoon moom la samp si réew mi di si liggéey ngir am réew jëm kanam looloo waral loolu di dox ba tey jii ñu nekk bi ci ambacadère nekk fi ci port bi nga xam ne Cheikhul Khadim fi la déparé woon
nga xam ne booba metti na waaye tey nag lépp neex na jaar na ko ci taalibeem boo xam ne tabaarkalla bëggam yëngoom dalam lépp Serigne Saliou la te lépp lu ko yàlla jox rek delluwaat na ko yàlla ndax bisu tey bi li mu togg ci ay xéwal tabaarkalla bu ko jaayoon mu doon ay millions de waaye da koo jox ki nga xam ni bu la ko fulalee la nga jàppoon ci million moom wayam bu la ko joxee dana foo ko sa njort muy yàlla ndax Cheikh Ibra Fall daana wax ni dabe ndab te ku la yàqe bende moo la gën a jege yàlla moo la cër suñu borom moo tax yàlla jël bis bu mag bi fayoo ko sëñ Touba muy màggal Touba Serigne Saliou daanoo dëgg-dëgg màggal gi nag mooy bende loolu la Amadou Gueye 50 def moo tax tabaarkalla kuy nit ku baax ku bëgg lu baax tey bàyyi nga si yitte ñëw si barab bi xam ne daal ki ko taxawal doomu Sénégal la ki ko tabaxal mooy borom xolu jamaa bi ki nga xam ne tabaarkalla xaritu ñëpp la amul xen xaar ma yàlla te lu mu def yàlla rek tax loolu daal moo nu woo man ñu nit bay ñu fi da ko ñaanal yàlla na ci yàlla dafa barke te nu fekke ko at yu bare ci barkent bi. comme ni ngeen ko gisee nag kon dañuy continuer rek interview yi ndax lu baax du doy te comme dañu ñëw fekk fi nit ñu baax ñi wax fa dëgg yàlla am ñu toog comme li ñuy wax boo xewlee mën ngaa louer bâche mën ngaa louer chaise waaye nit ñi moom kenn mënu leen a louer comme nag dañu ñëw fekk leen fi dañ leen di jox ñoom aussi ñu wax seen xalaat lan lañ gis ci bés bi. Mami ñi ngi lay siyaar di la nuyu di la bégee bu baax ci Linguère TV macha allah di wax nag ne télé bi door na de Linguère TV ca kaw ca kanam rek jàmbaari Sëñ Tuubaa jee ko yor macha allah waa tey nag li nu fi indi Amadou Gueye mu baax mi 50 mi nga xamante ni ci lu baax rek lay dox ci luy dimbali doomu aadama rek lay dox parce que lii mu ubbi fii tey pour bégal jaam ñi rek la parce que ubbi fi restaurant bu toll nii macha allah illa billah ci Embalkader bëgg ñëpp añ bëgg ñëpp naan jus bëgg ñëpp reer rek a tax mu ubbi ko ba pare yombal prix bi nag macha allah ne jaam ñi rek fii la Ahmadou jaaroon fii laay ñëw man jàmbaari Sëñ Tuubaa ji àggale yoon wi loolu rek la def moom Amadou Gueye mu baax mi dañ koy ñaanal nag lii mu ubbi tey sunu borom lawal ko mu law di law ba dem ba bitim réew di law bu wër adduna bi yëpp parce que moom ku baax la te buy def lu baax kenn du ko yëg kon nag sunu borom na ko teral te kenn du ko yëg noonu rek la man Linguère TV de maa ngi leen di wax ne leen gars yi waaj leen de ki nga xam te ni balaa wax ak maamam ay Linguère TV man Moussa Yaay Dior maa ngi ci Linguère TV Linguère TV ngi ñëw xaar leen ko de wàcc ma daan naa la warul ku daan kaw ngay féete Linguère nag tiit naa nag jàmbaari Sëñ Tuubaa ji maa ngi tiit de ca kaw ca kanam ci lu baax. di laaj ñi ñu fi fekk kii nag moom mooy Aziz Teg Tànk yaakaar naa ne Sénégal miin nañ ko ci Wally Seck waaye miin nañ ko ci 50 ñu koy laaj Aziz noo gisee tey jëf ju rëy ji Amadou Gueye Diop def fii ci poorum Ndakaaru bi. waaw bon avant tout dañuy nuyu Sénégalais yëpp di wax ne yàlla na fi jàmm sax parce que tout d'abord jàmm mooy lépp bon 50 nag ñun jeunes yi dañuy xool ci moom parce que nag coow li bëri na ci dëkk bi. mais lii mooy en fait bu ñu bëggee régler problème yi nii la ñuy def quoi problème yi nii lañ ko mën a lijjantee ku ci nekk fi nga nekk fexe jàppale nit ñi ñu mën a liggéey parce que lii du pour moom kese pour Sénégal gi yëpp la parce que ku jëlee employé xam nga ak dëkk bi nu mu mel xam nga di leen fay pour bëgg rek mu dox la quoi donc xeet yu mel nii ñëpp leen war a jàppale surtout bu ñu waxee dëgg rek borom réew mi. nag gestu ñi nga xamante ne ñooy investir seen xaalis fii c'est important loolu moom kontaan naa ci trop li 50 def nii waaw parce que. mais da nga wax bu am solo Aziz mooy que problème yi xew ci réew mi ñuy wax crise des valeurs suñu bëggee régler problème bi nii lañ koy régler barki dem dama koy xool ba yàgg ma ne ko tuuti terewul am jom est-ce que personnel bi bariwul ba ëpp nanu ma baal waxin la woon suñu waxtaan la woon ba waxtaan bi egg foofu mu ne ma dama bëgg ñu gën a yokku ndax ndaw yëpp laa bëgg ñu am xëy. waaw gis nga mami gis nga 50 moom ñun dañoo jàngal àdduna 50 ñun dañoo jàngal àdduna ñun jeunes yi parce que nag commencement dañoo fekkee comprends nga kon donc mën nañoo wax parce que am nañ sañ-sañu wax parce que xam nañ lu ñuy wax te donc xam naa ne fi mu teg tànkam nii ñëpp dinañ ko fa fekk si incha allah parce que
ñu am leneen lu bees lu ñu taxawal ñun aussi nekk ay ndaw nekk ci presse boobaak léegi ñu xëy gis ne télé yëpp ci poche lañ jëm ñu créé lu tudd Linguère Diop TV bëgg di fa waxtaan ak ndaw ñi waaye di fa yee jigéen ñi di rataxalaat sa yi lan nga ci am comme xalaat. waaw man côté bi nga tudd dina ma neex parce que ba ma takkee soxna matagul sax 3 mois. voilà kon donc loolu sama xel dal na comprends nga donc lii fierté la yow it ci ñun parce que ñu ngi lay gis ci télé yi nga jàmbaar lool li ngay wax nag dafa day doon dëgg te sénégalais ñoom bëgguñu wax dëgg bu dëgër te pourtant li nga wax yëpp ci dëgg nga ko teg ak luy actualité quoi en fait comprends nga te li nga wax ba am tey lii nga xamante ne tey askanu Sénégal tey ñoo ciy liggéey comprends nga di ci jëriñu lu am solo la mérité nga ko te man tamit Diop laa sant comprends nga faaw nga am teraangay àdduna waaw yow da ngaa baax waaw yow da nga baax quoi vraiment mais nag xam nga di santaat yàlla bu baax di ñaanal 50 li nekk partout dans le monde xam nga partout dans le monde parce que man moom benn patron laa am ci àdduna muy Wally Seck mais 50 moom mooy sama deuxième léegi parce que bëgg naa kuy def lu mel nii waaw parce que employé nga téye leen rek dafa métti jeune boo xamante ne amagoo sax 45 ans wala 40 ans di def lii sant yàlla yàlla na ko yàlla gën a ful waaw vraiment kontaan nañ trop moo tax ñu teew fii. ñun itam amoon nañ mbégte lool ci tàllal la suñu micro nga jox ñu sa xalaat ci bés bi kon xam naa dinañ am ak yow yeneen ndaje ndax bëgg nañ dajewaat ñu waxtaanee jeunesse bi ak li xew ci réew mi ak crise des valeurs bi ci réew mi ndax réew mi am na repères yu bëree bëri ñu ngi koy bëgg a perdre te pourtant am nañ modèle yu ko matee. matee na ko parce que nag gis nga naa la xamal leen gis nga mami gis nga nit ñi dofuñu de gis nga yi fi nekk nii gars yi ku ci nekk boo sa téléphone jege la nga ci wax lu neex lu ne di ci wax yu kenn xamul nañ xoolaat valeurs yi leen seen yaay yaree ñoom bu ñu yàq seen bopp gis nga town bi fi ñu toll nii ñun jeunes yi kenn dofu ci gars yi nañ bàyyi yi ñu nekk di ko def fii ñun ñëpp mën loolu mais nit da ngay am yarin xam nga am cër ci doomu aadama yi loolu dafa am solo respect nit ñi nañ ormalante ñun ay xale lañ ñoo moom réew mi du paa yi du imaam yi du kenn ñun ñoo ko moom ñun nañ defar suñu jikko yi parce que nag lu fi suñu maam yi bàyyi ba léegi mu ngi fi sax dakk nañu rafetalaat bëggante surtout du bàyyi waxante bu ñaaw waaw dafa ñaaw en fait ñun xoolal man mami li ma métti lépp ma koy gis ci sama téléphone bii neexuma te ay jeunes rek ñoo koy def mag ñi loolu ñu ngi koy def mais bariwul mais jeunes yi nañuy waxante du lu rafet te lu waay am ñu yéene ko loolu dafa am solo xam nga lu waay am nañ ko yéene te yàlla rek tax bàyyi wax ju ñaaw xam nga parce que yarewuñu ñu noonu éducation bi mu ngi fi base yi même bu newul sa biir kër dofoo xam nga lu bon fii da ngay yeewu léegi liir bi day yeewu léegi xam ceeb di ko lekk normal kon donc nañu tegu ci yoon bi nga xamante ne moom la fi mag ñi bàyyi c'est important vraiment waaw loolu moom bëgg naa jeunes yëpp bàyyi ci xel waaw nañ ci bàyyi xel bu baax. bu am solo discours bu am solo xam naa tey comme inauguration bi rek la dañuy bàyyi dinañ amaat beneen daje ak yow boo xamante ne dinañ ko waajal comme ça ñu daje ko kontaan nañu lool Cheikh. ba tey ñu ngi ci inauguration bi waaye nag dañu fee fekk suñu ay yaay suñu ay soppe ñoom itam ñu bokk ndax seenu njaboot dafa nekk ci biir kër gi ñu di leen laaj ba xam ñoom nan la ñu gisee jëf ji Amadou Gueye Diop 50 def tey. asalaamaaleykum mami ñoo ngi lay nuyu bu baax di la sant di la bëggee mbir mi daal niñ ko gisee mooy macha allah sunuy njaboot yi dañ fiy liggéey Amadou Gueye 50 baax lool am yërmande ci xale yi di leen jàppale. ñi ñaan yàlla sunu borom bi rek lépp lu mu tàmbale yàlla na ko yeggale yàlla wàccee xéewal ubbi bunt yi yàlla sunu borom bi daal defal ko lu kawe njortam daal waaw loolu la ñu amoon luñ siy wax daal di ñaan yàlla sunu borom bi dolli jàmm yow it ñu ngi lay ñaanal yàlla dolli la jàmm ak xéewal ubbi bunt yi fi nga bëgg a àgg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla sunu borom bi defal waaw journée bi nag tey jii macha allah neex na lool waaw bernde yi bari na jàmm ji macha allah yal na yàlla wàccee xéewal ubbi bunt yi daal defal ko fi jàmm mu dund bay wutaat leneen lu gën a yaatu ci barke Seydina Mohamed. li ci sama xalaat mooy sa kaw sa kanam rek léppay baax incha allah rabi ndax yow mami ñëpp a xam sa jëf ju baax ji ngay def ci réew mi sa wax ju rafet di teg xale yi tey ji majeure partie jamono ji tey ñu ci bëri dañoo yeewu ndax yow waaw macha allah kaar li ma la waxoon sànq rek laataa nga may jox micro moom laay delluwaat di la ko wax
da nga yee mag ñi yee ndaw ñi waaw di la ñaanal rek fi nga bëgg a àgg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla sunu borom bi defal tey télé bii nga xamante ne tey di micro bii nga ñu jox tey jii yàlla na ko yàlla sunu borom bi lawal mu dem ba sut sa njortu daal yàlla yóbbu ko fu kawe wax nag ci micro daa xaw a jafe moo tax maa ngi jéggalu bu baax nag jërëjëf yombul merci beaucoup. jërëjëf loolu tam laaj suñu yaay kon xam naa dañuy xool bu keneen rek ñu joxaat ko suñu micro. xam ngeen ne nag kon coow li nag fii lay war a mën a yem ndax wàcc ma daan naa la wóorul ku daan da ngay féete kaw coow li nag ki waral coow li nag laa képp nii ki yombut a képp ki kenn dul gis fenn Amadou Gueye Diop 50 borom xolu jamaa bi taalibe Cheikh Saliou Mbacké bi defati nga ndam de ndax keroog bi Serigne Touba di jaar ci poorum Ndakaaru bii ndox yomb fi woon tey nga ñëw ci poorum Ndakaaru bii bi nga dikkee nag fii gars yi di embarqué nga ubbi fi restaurant bu rëy bi macha allah waaye bisub tey bi li ko tàmbalee ca ndékki ba heure bi reer di jot nga jox jaami yàlla yi ñëpp di lekk di naan te dara mënu fi jeex Amadou Gueye 50 yow yaay kan nag wax dëgg yàlla am wàcc ñu nag sa nawle lañ. maa ngi leen nuyu mami maa ngi leen di gërëm di leen sant parce que woote nit ñi ñëw rek déjà yombul mais dañ si dolli sant yàlla bu baax donc pour man affaire bi amul secret bi mooy def lu baax rek parce que lu baax moom moo la mën a dajale lii yëpp moo fi téye nit ñi donc pour man loolu kese la y a rien d'autre donc. mais 50 tey bu ñu la gisee ku leen a jàkk xool la ak sa âge xam ne wax dëgg yàlla am nag xëy na man rek nga mag ci réew mi nag magoo fi keneen man mi sarak ngay sama mag waaye 50 lan mooy secret bi ba jamono ji ñu toll crise des valeurs am ci réew mi xale yi boo waxee ñu ne liggéey amul yow nga jóg taxawal macha allah lu toll nii nga taxawal barki démb bu ñu toog di waxtaan maak yow may xool ba yàgg waxeewu ma ko woon dara mais dama doon laajte rek ndax lu nekk laa lay laaj man la personnel bi bariwul ba ëpp nga ne ma su ma sañoon xale yëpp ay liggéey xol boobu lan la. waaw parce que dama naan rek àdduna moom sunu borom da lay jiital jox la dara pour nga tas ko bu la ko joxee nga téye ko pour yow mu jëlaat ko jox ko keneen donc ñun loolu la ñu jàngal ba ñu nekkee ndaw ci alxuraan xamal na ko que ñi la vie c'est le partage donc dañuy xool lépp rek ñu yaatal ko parce que yaatal dafa am solo donc tey ndaw yi bari na ñoo xamante ne liggéeyuñu problème yi bari na si dëkk bi mais mbirum suñu borom la parce que loolu fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi du mës a jeex mais dañ ciy waslu àq rek luñ ci mën def ko def liñ ci mën def après voilà li si des dañ koy bàyyi si loxo suñu borom loolu kese la. 50 lan mooy sa relation ak Serigne Saliou. waaw ndax loolu dama ne woon occasion bu ma njëkk am naa la ko laaj. waaw Serigne Saliou nag man dama jàpp ne du yow yaa koy bëgg moom moo lay tànnal boppam donc dañuy sant yàlla ba mu ñu boolee ci boppam. loolu rek mooy sama relation moom waaw. mais ma gis la ci màggal gi nga def lu doy waar mooy nga dem kër Serigne Murtada moom Serigne Saliou Mbacké nga def fa lu rëy lu am solo. waaw parce que li tax ma def ko mooy kóllëre parce que amaana moom waajuram bu góor mooy sunu Serigne mooy sunu lépp tey sunu borom làqu na tey li ñuy def rek dañuy sàmmante kóllëre ak njabootam te ñu ngi koy def luñ ci mën nag ñu ngi koy def. loolu nag la sàmmante kóllëre rek la reconnaissance looloo am solo te suñu borom doo ko bëgg mooy maanaam bañ a fàtte daal donc loolu la ñuy jéem a sàmm rek yooyu valeur yooyu rek la ñuy jéem a téye ba léegi donc ay doomu jullit lañu ay doomu kor lañu ay nit lañu nag dañuy jum mais tamit dañuy xool nañu xefe rek ba bu ñuy jum rek bu ñu tooñ c'est très important loolu rek la sinon le reste moom dañu koy bàyyi su loxo suñu borom. restauration dafa nekk loo mës a bëgg wala dafa am foo ko jëlee wala di générosité bi nga am da nga jàpp na ci restaurant rek la xaj pour ngay togg di jox nit ñi ñuy lekk. waaw parce que dama jàpp ni nit ki moom ci li nga moom rek nga mën a baax ci li nga bëgg nga mën a baax mais restauration sama waajur bu jigéen laa ko jëlee depuis Saint-Louis ma nekk xale gis ko mu siy sonn lool nag mais gis naa ne mu see am dara ah ma ne maay taw màgg rek. def preuve waaw fayul noonu foofu rek laa ko teg man. kon daal li olof di wax ku ñàkk jariñu kon man lu nekk la. bien sûr amul loolu kañ amul ma dem te ñëw ñàkk jëriñu la àdduna bi looloo fi am. waaw li waa ji naan potum tey naaju démb du ko woyal du ko wowal xaw ma mais loolu lu am lu dëggu la waaw liggéey daal moo affaire bi daal secret bi liggéey la.
lépp waaw nan dem liggéey ba pare il faut commencer à zéro compter kenn musul dégg mu commencer 100 il faut toujours commencer à zéro pour mën a yéeg ci kaw mais aujourd'hui booy ils veulent toujours vivre la belle vie le luxe et luxe dafa cher ah luxe il faut de l'argent et pour avoir de l'argent il faut travailler c'est très important amul secret xaalis moom da nga koy liggéey wala nga sàcc ka wala nga donn ko mais bi gën a wóor bi xamante ne mooy bu wóor bi mooy liggéey bi waaw donc parce que liggéey jaamu yàlla la bu ñu ñëwee ba ñuy wax liggéey ak jaamu yàlla di leen tëkkale rek parce que am na valeur sûre liggéey kon donc am na solo donc nag il faut travailler mais il faut liggéey da nga koy teel a tàmm parce que doo bàyyi ba dem nekk mag bëgg ku nekk mag moom mënoo ko liggéeyal c'est fini boo ko tàmmee nag à bas âge ñu tàmmal la ko donc après voilà après yooyu am say valeur après voilà le reste yàlla mooy jàppale jaam yi yàlla moo fi nekk donc ñun liggéey lañu xam ñu ngi koy def ñu ngi jéem a créer emploi yi ñu ngi jéem a jàppale jeunes yi lu nu mën daal ñu ngi koy def avec notre propre moyen li si des moom dañ koy bàyyi si loxo suñu borom waaw di gërëm sama waajur bu góor di gërëm sama waajur bu jigéen di gërëm sama jabar di leen gërëm di la gërëm yow mami parce que yow tamit sama xarit nga sama ndit nga vraiment mën naa wax ni yàlla mooy boole ay nit te yàlla boole na ma ak yow ak ñeneen en tout cas li ma wóor te wóor mooy man daal képp ku ñëw sama kaw pour ñu nekk ay nit rek di def yëfu nit danañ yàgg foofu rek laa ko teg yàlla sàmm na ñëpp. mais tey dafa am benn liir boo xamante ne dama naan liir bi xëy na yaa ko juddulu mais yaa ko boosté aussi muy Linguère TV mu nekk loo xamante ne dañ ciy waxtaan ak yeneen yi ci war a topp war a ñëw ci ginnaawam yëpp kon tey boo dee def ouverture bi Linguère TV njëkk a taxaw njëkk ci def interview bi yow lan la def ci yow. waaw loolu sant yàlla la parce que àdduna moom yàlla li mu yor du jeex boo ko xoolee foofu rek lu nit di jéem a entamé rek di nga ko ni ko demal bul ragal sunu borom mën na ko donc lii nii xam naa ni sunu borom dina la si defal ndam te wóor na ma man sunu borom dina la si defal ndam barke Cheikh Saliou non parce que duma waxantu lii day dem man wóor na man day dem donc li si des mooy comme li ma wax rek liggéey bàyyi lépp ci loxo ki ci kaw parce que ki ci kaw mooy li yor lépp boo ko defee noonu rek ci kàttanu yàlla di nga dem ba affaire bi yow sa bopp da lay ëpp loxo parce que tey dama koy xool sama bopp tapis vert d'or ubbi naa ko Ouest Foire ñëw naa Mermoz léegi maa ngi fi donc loolu hasard amul liggéey moo koy maye ak ngëm-ngëm mais ba pare nag jox nit ñi valeur bi ñu moom parce que nit ñi il faut nga leen di jox valeur bi ñu il faut nga ngay dawal respect seen diggante nit ñi mooy loolu moo lay indil lii nga am tey parce que fii ñi fi ñëw yëpp kenn ñàkkul loo lekk kenn ñàkkul loo naan mais tey yëg-yëg bi nga leen di yëg ak respect bi nga leen di jox nit ñi loolu la lay jéem a delloo donc c'est juste ça donc Linguère TV daal waaw dina mel na Linguère de Saint-Louis. waaye loolu neex na de. waaw kenn dootu ko fàtte. loolu neex na lool may wax nag gars yi ne leen wax fa dëgg yàlla am li may faral di wax diw sama xarit la bariwul kii sax du sama xarit mais kii sama mag la xàmmeewu ma ko ak ku ma bokkal ndey ak baay dama naan ko yow dama mel ne yaay sama mag ju góor may sa rakk ju jigéen nangu na sonn ci man dina ma conseil dina ma yedd dina ma fekk ci sama lu neex ak sama lu naqari kon Amadou Gueye Diop Fifty borom xolu jamaa bi yàlla na la yàlla taxaw ci barke Serigne Saliou lii nii yàlla nañ toog ba naan ñi ngi dem New York wala ñi ngi dem France ñi ngi dem Allemagne dañuy inauguré ji tapis vert New York tapis vert Paris dañuy inauguré ji yooyu yëpp te xam nañ ne luñ ciy def ñoo yow a koy ànd ndaxte ba nga ñuy jël di ñu yóbbu Ndar wax dëgg yàlla mit service ba nii la meloon tey lépp a ngi ne gaañ ñëpp lekk nañ naan nañ wuy ma Diop sama waaj dangaa doy waar waaye yàlla na sa jaamu yàgg. amiin amiin amiin.
di ko wax asalaamualeykum seen bisu tey bii naka ngeen ko gisee. maaleykum salaam tata mami la mami Linguère nuyu naa la fay naa la waa bis bi tey xanaa kontaan rek contentement boo xamante ne am na commencement mais amul fin comme tous nos événements d'ailleurs nii lay demee à chaque fois kontaan daal kontaan nañu torop suñu xol sedd na suñu xol fees na macha allah. mais xam nga tamit ngeen def lu rafet mooy que ñëpp ci suuf na ñuul ci kaw na weex ñooñu ñooy ñan ñooy goney tapis vert man nag seen teraanga bettu ma ndax da ngeen ñëw woowoon Ndar dalal ñu ñeenti fan teral ñu teraanga ju rëy ji waaye bu ngeen ñëwaatee tey ngeen ubbi tey restaurant bi nekk Embarcadère nga xamante ne nit ñaa ngi ko doon xaar ay weer tey ban sentiment ngeen am bi ngeen réussir li ba pare. kontaan mami parce que lii moom lii du chance mérite laa koy tuddee parce que tey damay wax duma wax ci sama tur man duma wax ci rakku 50 awa rakku 50 duma wax ci awa doomu 50 duma wax awa ci jigéenu 50 duma wax awa tamit ci employé 50 parce que loolu moom moo njëkk mais tey damay wax awa ak waa tapis vert ñun ñëpp damay wax ak ñëpp parce que on est une famille parce que man loolu laa gëm loolu laa xam te loolu laa leen di tàmm di leen wax ñoom ñëpp a ngi nii toog sama ay sœur ñoo fi nekk sama ay rak ak sama ay mag ñun ñëpp benn lañ on est une famille nekkuñu ay xarit parce que man gëwuma turu xarit moom laay wax chaque jour famille moo gën a fort parce que damay jox exemple tey ci man dëkkuma Dakar Mbour laa dëkk keneen Ndar la dëkk keneen feneen la dëkk donc dañu dox daje ku nekk am loo bëgg am loo gëm ba tey yàlla boole ñu ànd mu doon ànd boo xamante ne tamit ànd bu rafet la donc ci loolu laay sukkandiku pour wax ne lii du chance mérite la parce que on s'est battu liggéey nañu prouvé nañu te li ñuy def nit sax li ngay def doo ci bàkk amaana mais booy def dara tamit ba yàlla teg ci loxo dangay nangu te dangay sant yàlla te lii moom vraiment sant yàlla la te ki waral bés bi muy Amadou Gueye Diop 50 nekk sama frère nekk suñu frère nekk suñu xarit nekk suñu papa mérito na lu ëpp lii parce que xol muy nit tey ñii la ñu gis ñii di nekk nii ci sama ginnaaw di feeñ mais li des ci emploi yi moo ëpp téeméeri junni yoon te loolu nit ku koy def nit ku baax nga nit koo xamante ne dangay dajale ay jeunes te tey mënoon na investir ci leneen wala mu nekk ci leneen mais li may wax xale yi chaque jour mooy que 50 buy def lii defalu ko kenn ñun la ko defal amul lenn loo xamante ne daf ko ci soxla il a toujours été là ci moment bu mu mënti nekk moo xam nakar moo xam bànneex mooy xam événement tabaski korité tam xarit lépp 50 dafa nekk ak ñun ànd ak ñun sigil ñu sagal ñu jàppale ñu parce que damay wax pour ñëpp duma wax pour man kese sigil nañu jàppale ñu fonk nañu am na fu mu ñu teg te mu ngi ñuy soutenir ci lu bari te lii yëpp tamit liggéeyam la nga ànd ak ay xale ñu nekk ay jigéen mu forger ñu ci lépp forger bi mooy lan nit ki nga xamante ne daf la jege nit ki nga xam ne daf la sori waaye jege na la torop te 50 jege nañu parce que nit ki nga xamante ne yemul ak yow ci cadre liggéey ci loo nekk ci sa njaboot moo xam sa doom moo xam ñi nga xamante ne dañu am borom kër moo xam ne ñi nga xamante ne dañu ànd ak seen yaay mu feebar wala mu ànd ak seen papa te mënu seen loxo jotul seen ginnaaw 50 ñoo ñëpp la boole uuf ñoom ñëpp la boole yemale man damaa fës rek nekk ci kanam feeñ mais ñëpp la yemale ku mu wéetal la nga naan man la 50 gën a bëgg te loolu sant yàlla la ñoo ngi ci sant yàlla bu baax di ko ñaanal ndam ci lépp di ko ñaanal wér di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal sutura amaana que ne moom ñaanal na boppam ba pare te ñaan bu nangu dafay sonal borom comme on dit yàlla na ko yàlla lafal cat yàlla bàyyi ko ak ñun loolu la ñuy ñaan yàlla 50 yàlla na la yàlla bàyyi ak ñun man loolu laay wax. mais yéen aussi kenn du yéen ndaxte dañuy gis liggéey bi da ngeen koy def ak dévouement da ngeen koy def ak lépp boole ceeg nag ku bëgg ak ku bañ yéenay lekkal star yi ci réew mi benn ci man mii ndax xam nga man moom damaa fees ak talent te yéen a may jox may añ di ma jox may reer sama kër dama leen abandonné depuis 2 mois presque du ma fa sukk ci bool loolu nan ngeen koy dundee ak star yi ñëw mais nag yéenay star yu njëkk yi quand même. waaw loolu sant yàlla la parce que yàlla moo ñu boole ak yéen
yow suñu sœur nga suñu lépp nga parce que nit ki nga xamante ne day liggéey ba wàcc 18h sa amaana ngay ñëw fekk sa liggéey wàcc nga mais boo ñëwee yaa ngi wéttali kook ñun yaa ngi kaf yaa ngi ree yaa ngi sekk ak ñun teraanga yaa ngi sekkale ak ñun teraanga barki démb rek moo nekkoon sama anniversaire nga defal ma teraanga boo xamante ne ëpp na sax mais li nga ci teg mooy que ne Awa lii sama diggante man ak yow la jarul sax ngay tudd wala jarul nga koy wane donc loolu sant yàlla la niñ ci dundee ak star yi comme ni nga koy waxee ñëpp ay star lañu mais ñun ñooy star yu njëkk yi ñun ñooy star yu njëkk yi waaw parce que ñooy togg lu neex li ñoo koy boole di ko joxe ba pare suñu patron boole ñu ak moom sax au fait moo ñu def star moom moo ñu def star parce que nit tey di nga nekk ak nit mooy li nga wax léegi tey bu ma xoolee sama téléphone damay gis Mamy Linguère yow nga xool sa téléphone gis Awa tapis vert loolu sant yàlla la noonu la demee ak ñun ci ministre yi noonu la demee ak ñun ci doomu président yi macha allah noonu la demee ak ñun ci lépp te loolu ku iñaan mënu ko tey mënoon na que ne ñii sama ay nit lañu du ma jël sama numéro di ko jox kenn wala sama benn employé di am ak ci ñoom accès mais loolu pour may ñu ouverture loolu pour gëmloo ñu suñu bopp loolu pour wan nekk nañu yéen lu nekk mën ngeen ko am ci àddina te loolu sant yàlla la ba pare tamit loolu confiance la loolu confiance laa koy tuddee loolu dañ koy sante yàlla macha allah. dama naan mooy link bu mag bi parce que moom mooy fekk toog ci runqam mu link la ak Sénégal ba ñëpp xam ko waaye nag man ku ma njëkk a xët ku nekk man bu may fayu day metti lool ci yow ndax daf maa lebal teraanga ji ma teraanga comme ni nga ko waxee ma am ngor gu toll ne Linguère TV mi tey juddoo tey ci bësam bii xëy na bi mu juddoog léegi yàgg na ndax maa ngi ci ay nangami abonné waaye dama koo nëbboon dëxañoon ko ba tey bisam bi ma génne ko ci Linguère TV judd ci lan nga wax ci Linguère TV yéen jàpp naa ne Linguère TV ngeen di xaar. Dama kontaan loolu lu koy firnde Feuz mën na ci seede dara ndax sànq am na ñoo xam ne ñoo ngi ci média bi dañu ñëwoon bokk ci invité yi mais bi ñu lekkee ba naan bay dem ba ñu remercier dama ne leen mere naa leen parce que Mamy Linguère dañ ko invité comme yéen mais bi muy ñëw indil nañu caméra indil ñu micro kon kooku yéene nañu te waroon ngeen def même chose ñu xam ne li ma leen wax dëgg la ñu tuf reetaan ne ma Awa loolu du problème mais raxas am na parce que li nga ñu wax nii dëgg la mais dañu ñëw ba tapis vert laaj leen seen événement bi noo ko dundee donc loolu sant yàlla la te yow da ngay am lépp taalibe Serigne Bamba nga sa xol rafet nga baax nga ñëpp bëgg nañ la ndax maman Déguène Chimère kon sant yàlla la vraiment. mu tombé nag ak démb di anniversaire u Déguène kon moom it dañ koy ñaanal rek ndax nii la daan toggee di yàq di joxe waaye nag bul fàtte ne Mamy Linguère employé biir tapis vert la parce que fa lay liggéeyee de 16h à 23h mu dem ñibbi mook patron bu tayee ñu xeex bu subaa ñu juboo lii la yàlla dogal. dëgg la loolu moom dëgg la yow ci ñun nga bokk on est une famille man daal tey sama xol sedd na te xam naa ne sama rakk yi ma àndal ak sama mag yi ma àndal ñëpp seen xol sedd na léegi bi ñuy commencé nee naa la Mamy man dama gaaw a jooy ndax dinaa mën a wax mais tey li ma wax loo ak li ma dëgërloo avant ñuy commencé maa ngi naan kii kaay toog sama wet kii kaay ma uuf la kii kaay toog loolu juste pour dëgërlu te li koy wane que mooy ñii ñooy force 50 mais ñii tamit ñooy samay force. damay laajte ak fi réew mi toll nga xamante ne dëkk bi metti na li ngeen lekkal tey ci ay doomu aadama li ngeen dundal tey ci ay doomu aadama xol yi ngeen seddal tey ci doomu aadama su ma laajee nag ne ñëpp tontondoo benn tontu bi ñan ñoo ko yor. waa tapis vert ñoo ko yor. mais ñan ñoo fi ne. waa tapis vert ñoo fi ne. mais ak fi réew mi toll. ak fi réew mi moo ko yor. yàlla bàyyi ak yow li ngay yóbbu yàlla boo gis loolu la ci barke Serigne Saliou fi ñu yaakaar. on est des stars. yàlla bàyyi ak ñun. comme ni ngeen ko gisee nag xam ngeen ne lu tàmbali lu nekk am na fu muy fin wee wax fa dëgg yàlla am di leen waxaat ne leen Linguère TV juddu na fan la juddoo fii tey ci embarcadère fii nga xamante ne ba mu juddoo nag xëy na yàggoon na muy chaîne YouTube bi mais tey dañu leen génneel yeneen façon yu bees te nii lañ leen fas yéenee continuer di leen ko defalee di leen wax ne leen képp ku ci am sa événement contacté ñu dinañ ñëw defal la ci li nga ci soxla lépp ba nga am ci lu kawe sa njortu te bu ngeen bëggee Mamy ñëw taxaw yor micro présenté leen ko bu ngeen bëggee itam ñu joxal leen ñeneen
ñi nekk ci équipe bi ndax ñun itam dañoo bëgg a participer ci emploi bi war a xew ci réew mi mooy jël ay ndaw ànd ak ñoom di liggéey commencé ko ci suñu ay rakk ak keneen ku ci xaj ku ci yàlla def wërsëgam di leen wax ne tey ñu ngi woon fii ci Embarcadère ci port bi lan moo fi xewoon inauguration restaurant Amadou Gueye Diop 50 di tapis vert alhamdulilahi rabbil alamin commencé nañ ko depuis ca suba ñi ngi koy tëj nii waaye kenn merul jaami yàlla yi koo bëggoon a gis ku nekk jaar na fi nit ñi lekk nañ nit ñi naan nañ nit ñi def nañ lu leen saf te lépp ci jàmm ak ci salaam kon moom ñu koy ñaanal jàmmam yàgg waaye bu leen fàtte yéen jeeg ji que ne plateau jeeg yi dinañ ñëw leneen ak leneen dinañ ñëw ndax dañoo nekk ci réew moo xam ne sax ku ñu xam foo jëm doo yegg te Linguère TV dañu bëgg mu dem ci kaw ci kanam dinañ leen jàllaleel numéro yi ngeen ñu mën a contacter sponsor yi aussi xeebuñu kenn ku ñu bëgg a sponsoriser bëgg a jàpp ci li ñuy def ndax xam nañ ne ñun lu ñu am rek am na ci pourcentage buy génn pour dem ci jigéen ñi nekk ci camp pénal wala seen doom yi wala ñu sonn kon xoolal lii seen yëfu bopp la muy Linguère TV téyel leen ko seen bopp nu mu leen neexee man dama leen a bëgg pi seen loof